booloo naatal université bu Touba kuréel gi nga xam ne ñoo féetee fële ca diwaanu Mbour tey jii nag ñu indi ab lim bu toll ci 833 garab ginnaaw bi ñu ko jébbalee Serigne Moustapha ba pare nag yëkkati na ay tey jii dañu ñëw ci Touba ci turu mbooloo naatal Touba muy ndigal loo xam ni sëñ Muntaxa mi fi nekkal sëñ Touba moo ci joxe ndigal jox ko sëñ Moustapha moom sëñ Abdou Khadir sëñ Moustapha moom sëñ Abdou Khadir tànn doomam sëñ Mourtala mu sëñ Modou Abdou Khadir ci njiital itam Mamadou Mbaye mi nga xamante ni bi moom mooy docteur Mbaye jiite wàllu aménagement bi ci wàllu lépp luy verdure ci université bi sëriñ bi itam joxe ci ndigal ci taalibey murid yëpp ñu war cee jàpp ba université bi su tabax yi noppee nit ñi nekk fi lépp lu fa war a nekk ci garab fépp fu garab war a nekk ak nam war a taaroo ak xeeti garab yam war a doon boroom xam-xam yi nga xam ni ñoom seen xam-xam màcc na ci loolu def nañ plan yooyu yëpp ba nga xamante ni fépp fuy mbedd wala muy boulevard wala muy lu wër ab tabax lu ca jaadu ci garab ñoom déjà def nañ étude boobu ba pare yàlla itam baaxe ñu liggéey boobu sëñ Mourtala ñëw ba Mbour ñu samp fa kuréelu waa Mbour le 26 juin bii ñu passé 26 juin 2021 ci lañ ñëwoon ci barabi murid ya fa nekk muy Touba Ndiarème ñu taxawal fa kuréel ga boobaak léegi itam mbokk taalibe yi ñi ngi fa créer foofu ay pépinières des différentes pépinières yoo xamante ni yenn yi dañ fay ji yenn yi dañ fay def ay triage yeneen yi dafay am beneen taxawaay boo xam ne xëy na bu fa jógee dafa war a ñëw Touba loolu nag ay milliers de pieds la war a doon ci at mu nekk nga xamante ni bii gannaaw buñ jëmmalee li sëriñ bi wax dañ war koo tàmbalee ci université bi itam bu ca génnee loola dana nekk échantillonnage boo xam ni war naa wër Touba gépp ba nga xamante ni Touba dëkk bu naat lay doon bu rafet lay doon ci ab gis loolu itam maanaam moom la ñu sëriñ bi digal ñu am tawféex yi ñu digal ñu ko tey jii itam ñu sàkk woon ci sëriñ bi ñëw feeñal suñu yéene garab yi nga xamante ni jot nañ ko dajale ca Mbour indi ko mu toll ci 833 pieds yoo xam ni ay xeeti garab yu bokkut la waaye itam lu toll ci 15000 pieds yoo xam ni ji nañ ko ba noppi mu nekk ci ay pépinières ñi nga fa ñu koy war di taxaw nga xam ne su weesoo ndajam tey jii saa yuñ toogee ba ay garab mat rek danañ ko yeb ci oto indi ko bu boobaa nag du jar délégation bii waaye délégation bi dañoo war a ñëw première fois def prise de contact saafonte ak sëriñ bi feeñal ci suñu yéene loolu mooy waral taxawaay bi ci taxawaayu sëñ Mourtala ak sëñ Ndaam mi nga xam ni moom moo jiite kuréelu Mbour ak kilifa yi ko toftalu ci ñoom sëñ Cheikh Diop sëñ Abdoulaye Bousso sëñ Ilimane ñoom ñëpp wax dëgg yàlla lii nag ñun lenn lañ ci taalibey sëñ Touba yi te ñoo taalibey sëñ Touba yëpp ñoo ci bokk benn taxawaay kon murit bu ko dégg na nga jàpp ni yow donte genn garab la goo xamante ni war nga koo joxe laajte commission bi nga xam ne ñoo ko yore fii ci Touba nga indi garab ga teg ko fi ba buñ jógee ci université bi mbedd yañ xalaat ni fa lañ war a tàmbalee biir dëkk bi lu ci nekk danañ am ay garab yu noppi ngir ñu mën a def taxawaay boobu fas nañ yéene daal liggéey bi ni ko sëriñ bi bëggee ñu defee ko ni loolu nag ñi ngi am yéene ni ñun ñii taxaw fii am ab liggéey buñ ci tàmbali ñun ak taalibey sëñ Touba yëpp ñoo ci bokk benn taxawaay kon murit bu ko dégg rek xamal ni war ngaa wut ay garab joxel itam lu koy taxawu ba garab ga mën a bu dee garabu ker nga seen ko muy rafet bu ca nit mënee keru ca bu dee garabu meññeet tam mu taxaw bay meññi ay doomu aadama di ci jëfandiku borom xam-xam yi danañ seet fépp fu ñu war a def garab xeeti garab ya fa gën a yell ñu def ko fa moo xam garab yu meññeet la moo xam garab yuy taaral la moo xam garab yu joxe ak ker la ndax gis nañ ni dëkk bi tumuranke na garab lool te garab kenn ku ne xam na ni dafa bari lu muy yéwénal ci dundu doomu aadama ci wérug doomu aadama kon nag bu nu ko sëriñ bi digalee digal nañu ko ndax moo nu war a digal waaye digal nañu itam loo xam ni ñun suñu njariñul bopp la
ñun ñoo koy jariñoo kon ñu ngi ci soññ suñu bopp di ci soññ taalibe yëpp taalibe sëñ Touba yëpp di ci sant itam jëwriñ yi ñu sëriñ bi booleel di tàmbalee ci sëñ Moustapha sëñ Mourtala ak sëñ Ndaam mi nga xamante ni moom moo jiite kuréelu Mbuur kon lii ab tàmbali la li ma wax sànq rek sëñ Modou Moustapha da daan wax ni yéemut ku tàmbali waaye ku àggale la yéem kon li nga xam ni ñun ñëpp a ci am wàll te suñu ngiirug dund la ndax kenn ku ci nekk lu mu néew ci sa dund donte ñetti garab wala fukki garab yu tolloog say baaraami loxo war nga koo yéwénal mu doon loo xamante ne même boo faatu woon dana continuer di la amal njariñ ndax feek garab googu nit a ngi ciy jariñu suñ borom di la ci defal ay tuyaaba mu lay fekk ci sa bàmmeel ni doom joo xamante ne da nga ko fee bàyyi yar ko mu lay ñaanal sa ginnaaw garab goo fi bàyyi itam ba nit di ko jariñoo taxawaay boobu rek la am kon sëriñ bi lépp lum ñuy digal suñ njariñ la lépp lum ñuy tere suñ loraange la kon nag ñi ngi am yaakaar ni murit bu ko jot rek da nga ci am ab taxawaay wasalaamualeykum wa rahmatullah ñi may waxloo nag seen kàddu lu mat la xanaa ñun la yàlla dogal rek ñu am ak matadi lool bañ xam ni wax ji lu ci dëng rek ñun suñu matadi la waaye ñi ñu yabal di ñu ci waxloo itam wax dëgg yàlla xam nañ seen yéene xam nañ seen rafetu xel xam nañ seen taxawaay kon lu ci manqué rek nañ xam ni ci matadi doomu aadama rek la amee waaye du suñu yéene wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Chers mourides du Sénégal, nous sommes infiniment heureux et honorés aujourd'hui d'être présents ici à Touba, particulièrement à l'université Cheikh Ahmadou Bamba de Touba, pour exécuter un ndigal de notre khalife général Seigne Mountakha, comme nos pères et nos grands-pères l'avaient fait avant nous. Aujourd'hui, notre mission consiste à reboiser la ville de Touba en commençant par l'université. Nous avons donc reçu ndigal de Seigne Mountakha à travers Seigne Moustapha et Seigne Mourtada ici à côté pour nous impliquer le kuréel de Mbour pour cette noble mission. Cette noble mission, nous l'avions commencé le 26 juin dernier, le jour du lancement de nos activités à la mosquée Touba Ndiarème de Mbour. Donc aujourd'hui, nous sommes venus avec nos guides, retrouver nos autres guides pour leur montrer ce que nous avons fait du travail et parler avec eux de ce qu'il nous reste à faire particulièrement et aussi comment on pourrait mieux s'organiser pour le faire. Le kuréel de Mbour par le canal de Seigne Dame, dirigé par Seigne Dame et l'ensemble du kuréel qui est constitué de mourides et de fils de mourides. Donc aujourd'hui, nous avons rendu notre première copie, c'est-à-dire 833 arbres divers et aussi 1 330 000 et ce n'est qu'un début. Nous avons rencontré les autorités et je pense que l'angle sera tenu pour que nous puissions nous organiser ensemble pour réaliser cette mission qui est non seulement bien pour respecter notre marabout, mais ensuite pour l'humanité, parce que vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur du Sénégal, les conditions climatiques sont devenues très compliquées. Deuxièmement, les arbres que nous allons installer ici, selon le ndigal du Khalif, ce sont les arbres que nos grands-pères avaient connus dans leur jeunesse. Nous en avons rassemblé 17 en attendant d'en avoir 25 qui ont été répertoriés par les OFL comme étant les espèces endémiques du Sénégal. Donc, nos chers guides, nous vous remercions de nous avoir fait participer à une mission de Seigne Touba par le canal de Seigne Moustapha. Yalla na Yàlla yonent bi ak Seigne Touba dolli sutura.